di leen nuyu di leen jaajëfal di leen ziyaara di leen wax ngeen dal jàmm baax seen émission décortique ni ñu koy defee saa su ne seen télévision Ipson TV ak seen série Mœurs yemoo épisode 44 waaye laata ñoo wëyal li nga xam ne mooy émission bi rek da leen ñu wax ngeen ñu wéy di abonné suñu chaîne te activé li nga xam ne mooy cloche de notification bi wala yow mi nga xam ne bëgg ngaa sponsoriser li nga xam ne mooy émission bi wooteel si numéro commercial boobu di jàll si bawu écran bi ñëw ñu ànd ndox yow liggéey seen télévision Ipson TV ñu wéy rek ak émission épisode 44 Mœurs boo xoolee épisode bii ni passé série épisode kii nga moment yi bëri nga xam ne dund nañ ko si ay moment yoo xam ne la doy na waar lool yoo xam ne ay confirmation la si li nga xam ne jot nañ koo waxtaane si épisode yi nga xam ne jàll na ak si même si série bi tamit épisode yi nga xam ne jàll na tamit déroulé na si parce que bu ngeen rappelé bu baax si li nga xam ni épisode précédente émission seen série seen émission décortique waxtaane woon naa ko mooy li nga xam ne mooy bëgg-bëgg Abdel vis-à-vis de la petite sœur à Jeanne di Adji waxtaan woon naa ko jund woon naa ko boo xoolee bu baax li nga xam ni mooy Abdel foofu tamit occasion la ci moom ngir mu saisir li nga xam ni mooy patrimoine Jeanne bi nga xam ne moom rek la bëggoon te mujj see teg loxo Jeanne léegi ko ki nga xam ne mooy petite sœur am Jeanne ëmboon na peut-être bu doom ji juddu woon tamit moom dina ci mën a bénéficier wu mais alors que moom mii di Abdel mujj see bénéficier parce que dañ ko def mu doon tuteur ki nga xam ne mooy Adji donc pour mën a fexe teg loxo ci li nga xam ne mooy alal ji nee na rek la mën a def mooy fexe ba profité wu si moment de faiblesse yi nga xam ne Adji moom lay dund jamono ji li nga xam ni lan moo ko waral moment de faiblesse yi mooy la perte de sa grande sœur ak li nga xam ni gannaaw papa ak yaay nga xam ne xamul kenn ku dul Jeanne. donc foofu noonu Abdel si moment yooyu lay jéem a profité boo xoolee émission épisode 44 bi mu dugg see gis nga ni mu xoolee ki nga xam ne mooy Adji ni mu tëddee mu daal di koy tëdd ci wetam parce que Adji depuis le décès de sa grande sœur si néegu Adji néegu Jeanne rek lay tëdd parce que parfum wu Jeanne xetu Jeanne lay bëgg a dund parce que xamul kenn ku dul Jeanne gannaaw papam ak yaay bi nga xam ne décédé nañ wàcce ko Jeanne donc c'est normal psychologiquement parce que boo xoolee sax bi nga xam ni Jeanne mi ngi doog a dee xawoon naa tourmenté wu carrément psychologiquement mu touché wu donc fii nii certes tane na mais xaw na des tuuti ba ki nga xam ne mooy bi passé ki nga xam ne mooy Abdel bi mu toggee moom si néeg bi ñu doon waxtaaneex moom jàppal si mën naa la taxaw wax yooyu noonu yëpp ba ma naan Abdel moo doon ay sentiment par rapport ak Adji fii nii confirmation am na ko xool na ko lu yàgg màtt na biiñu na tëdd na si wetam Adji daal di ëlbatiku tëdd ci kawam ba yeewu bi mu réaction mooy xool yaram beeg yooyu ndax touché wu nga yooyu noonu mais foofu tamit jot na premier message bi jàll na donc li si kanam raw li gët ndax Adji dina daanu si provocation Abdel wala mu profité aussi faiblesse boobu noonu on sait jamais li si kanam raw li gët dina ci gën a am ay leeral ñu dugg ci beneen partie bi ci lu soxal fële ca brigade bi instant dañ ñoo doy waar parce que dañu am liggéey boo xam ni moom moo li nga mooy secret yi nga xam ne moo nekk ci biir série Mœurs brigade bi si loxoy brigade bi la nar a feeñee te yëpp pour le moment ñi ngi si yoon ndax brigade bi ndax lay saison Mœurs day am saison 1 saison 2 on sait pas mais en tout cas daal moom li nga xam ne moo nekk si loxoy brigade bi jamono ji bu ñu mënee enquête bi normalement ba trouver preuve yi je pense bien que saison 1 bi fa la yem parce que bu boobaa lan dañuy suite bi mooy doon saison 2 bi on sait jamais donc suggestion rek boo xam ne moom la ñu xalaat kon te émission bi dañuy xalaat li nga xam ne ñëwagul waxtaanee ko def décortique bi loolu la ñu xalaatagul ndaxte brigade bi dossier ki nga xam ne sénatrice bi laalaguñ ko mais li ñu laala muy mallette bi si mi ngi si sénatrice bi jigéen ñi nga xam ne ñoom lañ bëgg a toucher ñoom lañ bëgg a laal sénatrice bi moom moo tax jigéen ñooñu mel noonu parce que moo utilisé woon Ciara di koy jaay colonel beeg yooyu noonu yëpp donc ki nga xam ne mooy sénatrice bi nga xam ne ñëw na si brigade bi pour teg leen loxo jàppale leen ana bëgg profité aussi moment boobu noonu pour sénatrice bi jàpp leen brigade bi officielle la doon loo xam ne dañ koy reconnaître kii di Aïcha certes moom daf wax na ko nee na ko moytu sénatrice beeg yooyu noonu yëpp épisode 43 bi mu doon jeex ay coup de feu la ñu dégg mu jëmale ko si ki nga xam ne mooy Ciara bi nga gannaaw bi nga xam ne Chanel jaay na ko ki nga xam ne mooy sénatrice bi ba pare daal di tiit parce que sénatrice arme la yor mu daal di tiit de bëggul ñu rey Ciara si la ko ne dégage jël mallette bi après sénatrice bi dafa génn ñu tiré ay balles mais tel n'était pas le cas ki nga xam ne mooy Ciara mu jël dee gannaaw bañ demee sa kër ga moom mii di Chanel di jooy ak yooyu noonu Ciara dee na mais Ciara bi mu ñëwee regard bi nga ko xoola mooy tu m'as pas eu defe na loolu pour am man mii di Ciara regard bi loolu message boobu la ko lancé certes juboo nañu mi ngi koy wax naan di koy dalal wax ma lan laak yooyu noonu si ki nga xam ne moom la doon bëgganteel sénatrice bi kidnappé ko di koy jël di koy utiliser ngir ay propre besoin
moom sénatrice bi loolu la def. kooku bis bu fippoo bis bu rëccee nan la sénatrice bi nar a def ak bis bu ñoom ànd wëyalee lii di enquête mallette bi ba jàpp ñoom Ciara parce que ñoom Ciara je pense bien que jàpp bi dootul soreeti parce que boo xoolee ñaari jigéen ñi nga xam ne bokk nañ ci gangu Ciara bi ak ku góor kooku nga xam ne moom lañ doon jéem a teg ñu ma teg dee ba kooku dee seeni loxo kooku bu ñu demee ba wëyal enquête foofu noonu ba jéem a laal ñi nga xam ne ñooy gangu Ciara bi foofu mën a doon buntu bu ñu leen laale parce que guerre de rébellion dafa commencé am ci biir brigade bi. guerre de rébellion moo waral ku si nekk jéem a def say deal à côté sans Ciara yëg ko donc si erreur yooyu foofu erreur bi nga xam ne brigade bi moom la soxla foofu rek la mën a jaaree pour am erreur bi ngir foofu lañ mën a jaaree ngir mën a atteindre ñi nga xam ne ñooy waa gangu Ciara bi parce que ku si nekk yaa ngi jéem a def sa deal sa côté te booy def deal waxtaan bi ñu doon waxtaanee Ciara précaution yi mu daan jël ngir aar leen na ñoom du fekku leen si donc te brigade ñi nga xam ñu def benn simple erreur ngir ñu mën a du am leen parce que ba léegi mënaguñ leen localiser mënaguñu am dara si ñoom mbokk yi laak ñoo kon dañuy wax rek ngeen ñëwee di abonné suñu chaîne te activé li nga xam ne mooy cloche de notification ngir lu ñu dugal lu ne ngeen mën koo gis waaye tamit yow mi nga xam ne bëgg nga sponsorisé li nga xam ne mooy émission décortique woote la sa numéro commercial boobu ngir ñëw ñu àndandoo liggéey ñu wéyee rek seen émission décortique et puis c'est des mœurs yem ak épisode 44 kër monsieur le maire vent de jalousie bi nga xam ne mi ngi fay am si Umu Kalsum avec la bonne waxoon naa ko fii nee naa ko am na droit jalouse au moins parce que ki nga xam ne mooy bon bi comportement am ni mu mel ak yooyu noonu yëpp am na droit jaloux si ñoo xam dañuy xëy di liggéey seen jëkkër rek ay day fa mu ñëw nekk sa kër ga te boo xoolee épisode bi boo xoolee ki nga xam ne mooy ki nga la bonne bi muy génn di dem monsieur le maire ñëw na defar na ko añ defar ko jus ak yooyu noonu yëpp ba ko yow defal café si la Umu Kalsum dugg si xeeb coow li daal di jolli mais monsieur le maire man ji ni muy xoolee ki nga xam ne mooy la bonne te moom tàppetul takk jabar parce que ku si mel ne amoon na ku bu ñu fàttali ko amoon na troisième femme ba divorcé ak moom donc gëm naa ni tôt ou tard dina takk beneen jabar wala mu dem ba si biir sax daal di takk ki nga xam ne mooy bon bi te su doon may moom sa noonu laay demee kon tey nee na ko nga xaar ma nga naan ndox toog xaar ma alors que nga dem liggéey jànq bi nekk fi war na koo mën a defaral certes mënoo bàyyi sa liggéey ngir ñëw defaral sa jëkkër mu lekk donc foofu noonu jànq bi am na droit mën ko defaral parce que doo tabax sa kër nekk si doon kilifa di defaral sa bopp di añaak yooyu noonu say jabar génn dem liggéey donc foofu noonu kii di méng nee na kii dafa ñëw ngir daan si doole mag yooyu yëpp mais mën nañ am trahison si bon bi on sait jamais si épisode yi di ñëw mën nañ am trahison parce que monsieur le maire ni mu koy xoolee mën na dem di ma takk am fit may bon bi fit ngir jéem ko takkax yooyu noonu ba si Tafa Touré sax jund na monsieur le maire bi li ma gis li ma dégg muy raam xaw ma ko dégguma ko mais tëst lay doon wala genre yooyu noonu yëpp ko xam Tafa Touré ak ay tooñam xam jëli na bu baax xam ni ki nga xam ne mooy monsieur le maire commencé na am ay gis-gis yoo xam ne mi ngi koy tekk si ki nga xam ne mooy la bonne donc c'est normal mu wax ko loolu ndax moom bêtises yi nga xam ne yu ne ak yenn secret yu bëri yoo xam ne monsieur le maire day kii moom dina koy xam di ko si lancer benn message bu ndaw donc foofu noonu monsieur le maire ndax dina dem doxaan xale bi takk ko am déet duñ ci xam dara ñu delluwaat sa brigade ba ak maître Diompi boo xoolee maître Diompi bi ñuy def testament Jeanne bi li mu sentiroon par rapport ak bi ñu liiree testament bi ak ki nga xam ne mooy Abdel waxoon naa leen ko nee naa leen sa doo gis mi am na yëg-yëg ni mu xoolaatee ki nga xam ni mooy Abdel réflexion bi nga xam ne am na ci moom daanaka loolu la wax ki nga xam ne mooy Jeanne nee na ko au moins loolu la wax ki nga xam mooy Anna nee na ko ki nga xam ne mooy Abdel li ma yëg si moom mën na doon auteur bi wala ko commandité meurtre jabaram Anna seet ak nee na sax ne loolu mënul nekk parce que ko xool la ki nga xam ne mooy jabaram dafa ëmb woon te yéen kenn delluwaat ne ko li nga xam ne situation bi nga xam ne ñu koy dund jamono ji nit dee na doomam nit rey na doomam nit jur na doom dugal si foos wala sànni si géej yooyu gis nañ ko fi donc nga rey sa jabar du doon benn mbetteel ngir mën a jot si alalam ndaxte certes bu fekkee doom mën na amaat beneen jabar ngir am doom donc alal jara tegoon bëtam dee na ko brigade bi c'est la première fois nag maître Diompi daal di accordé nit li nga xam ne mooy moom la mën muy efficacité am parce que dafa bëgg lu clair net concis te pragmatique te nee na brigade bi kon te mi ngi dox si tànk yooyu bu mu ko décevoir taana nee na ko duma la décevoir li nga bëgg dinañ ci fexe ba dox si ngir dérouler benn enquête sur lu soxal ki nga xam ne mooy Abdel ndax bu boobaa dina yomba am déet wóoruñu ndax Abdel dafa am ginnaaw te ñi nekk si ginnaaw mooy la police scientifique ñi nga xam ne ñoom lay lëkkalool ba fexe la tout ba amuñu benn preuve boo xam ni wala xalaat boo xam ni dinañ njort ne moom moo def lu nu mel à part Jules César ak maître Diop yi nga xam ne am na yëg-yëg si moom peut-être Astel dina ci xam dara mais si kanam parce que Astel il faut mu gis Jules César tegal ko te Abdel mi ngi koy jéem a fexeel tuñ ba du gis Jules César ndax dina ko fexeel am déet on sait jamais parce que Abdel mii ku ko nar a yàqal lii gëm naa dina la fexeel brigade bi rek moo ci mën dara jamono ji bu ñu déroulé seen enquête
ba jéem a gis Jules César jéem leen a tegal jéem leen a tegal seen anam la ñu mën a fexe ba mën a xam lan moo xew te bu ñu jéem a coffrer Jules César dinañ leen si mën a wax lu leer te bu baax nañ xam ne méthode Diome yi am na dëgg si li nga xam waxoon na leen ko ñu wëyal benn enquête bi xool naka lay mujjee mbokk yi xam naa fa lay jaar daal di tëj li nga xam ne mooy seen émission décortique di leen jox di daje beneen yoon jërë ngeen jëf tey ngeen di wax tamit ngeen wéy di am na suñu chaîne tey bàyyi seeni commentaire ngeen ñuy mën di si sukkandiku di mën di wëyal liggéey bi jërë ngeen jëf